maanaam tey élection yi ñu jëm bu doon composition la maanaam bu doon compo ñuy xool liste buy jël pay je pense que ni buñ duggee ci saalu composition bi dina fa ba am ñoo xamante nañ fa bàyyi seen i fooy daw. waa Thiénaba tey mënut a xaar ba suba moo tax ñu commencé je pense que mën nañ dem lii nag mooy profession de foi ba profession de foi bi boo gisee booy laaj ab commune war ngaa wax définir les grands axes. ñu ñëw sur la biographie xam nga élection yi ñu jëm élection yi maire yi dafa doon loo xamante ni musul am ba Sénégal di am ba léegi mooy maanaam maire bi dañ koy fal directement comme ni ñuy fale président de la République c'est-à-dire tey liste bi nga xamante ni mooy liste bi jiitu majoritaire yëpp je pense que ni war nañoo mën a def lii man fii laa juddoo di Khalifa Ibrahima Ndiaye sama yaay ak sama waajuru góor yëpp bi ma jógee si daara ji dem naa jàngi tubaab ba ni ma amee entrée en sixième bi ma amee entrée en sixième jaar def naa benn bref passage xombal def naa fa 1 an avant may dem Dakar foofu laa amee sama BFM foofu laa amee sama bac bi ma defee sama bac ba aussi tamit dem naa jànge à Thiès am fa sama licence en génie informatique après aussi tamit bi ma jógee Thiès si laa dem France en 2011 2012 bi ma demee France def naa fa sama diplôme de defaat naa fa beneen licence en mathématiques et informatique parce que parfois li ngay jàng fii Sénégal boo demee bitim réew pratique bi day des donc boo bëggee continuer si yenn jàng yi il faut que li nga jàngoon fii nga jéem koo adopté par rapport ak li nga jàng li nga bëgg a continuer foofu moo tax ma defaatoon beneen licence en mathématiques et informatique après par la suite def naa sama diplôme d'ingénieur ba doon ingénieur en informatique. Après bi ma amee sama diplôme ingénieur en informatique loolu purement technique la mais fu ma mus a nekk si àdduna bi fu ma mus a taxaw si àdduna bi développement wu Thiénaba daf ma ñor ak lépp fu ma mus a dem ak lépp lu may wax ak lu may xool wala ma ngi koy liggéey maa ngi si xoolaale développement wu commune Thiénaba moo tax yemuma sama diplôme wu ingénieur damaa dem inscrit ji waat dem defiwaat beneen master boo xamante ni mooy nan la ñuy yore gox ak goxaat te loolu nag ba ma ko doon jàng spécialement Thiénaba taxoon ma koy jàng parce que xamoon naa ni bis dina ñëw Thiénaba ay soxlaam ma taxaw bëgg see xeex comme ñëpp. après loolu aussi tamit dem naa jàng anglais parce que àdduna bi fi mu toll anglais dafa doon loo xamante ni c'est indispensable c'est indispensable ku mënatul anglais je pense que ni boo génnee France génn Afrique moom ak gumba ngay doon bañ lay wommat parce que dëkk yëpp presque anglais la ñuy jàng depuis boobu aussi tamit si laay liggéey si informatique laa nekk di liggéey depuis ay années et je pense que ni loolu ma def biographie bi candidat yëpp ko waroon a def nag parce que boo leen di fal nit aussi tamit war ngeen a xam ki ngeen di fal mais ñëw rek ni jox leen ma maire te yow kenn xamul si li ngay jaar donc loolu tamit doy na waar moo tax ma ni man aw ma lu may nëbbu aw ma lu may caché sama parcours aussi tamit aw ma si gàcce aw ma lu ma siy nëbbu moo tax ma ni ko tàng si digg mbedd mi ku bëgg a xool xam ne lii maire bi ngeen war a fal fii la jaar looloo tax ma def biographie bi mais yemul si man aussi tamit parce que boo gisee adduna bi fi mu toll du kenn nit mooy diriger. képp koo gis mu naan le jeu man rek xamal ni kooku moom xamul dara foo leen ko gisee sama commune sama prix xam leen ni kooku dafa manque confiance dafa am loo xamante ni manque na si moom moo tax man bi ñuy demee bay def suñu programme ñu wut équipe boo xamante ni ñoom ñëpp koo si jëloon équipe bi koo si jëloon day doon mën naa doon maire mën naa doon président de la République waxuma la ak maire boo gisee équipe baa ngi noonu muy Ngouda Sawaré yéen ñëpp ngeen xam ko muy professeur si lycée Thiénaba Massour Dieye di coordonnateur di professeur aussi si lycée wu Thiénaba Baye Birane Gueye le lion de la zone nord ku xam zone nord xam lam fay liggéey dem na ba dëkk ba mu jël alalam di def ab tali alors que mairie baa ngi fi pour jàppale askanu zone nord moo tax ñu tuddee ko lion de la zone nord Baye Birane ku ko xam ko aussi tamit si expérience politique Moussa Ndongo aussi di jàngalekat di nit ku am xam-xam aussi tamit yor fii lu am doole muy parti Pastef moom aussi tamit si ñi nga xamante ne ñoo ànd si équipe bi la. Mame Diop muy jigéen ju man góor ñëpp xam ko muy un combattant yàgg a xeex si commune bi moo ngi si équipe bi. Samba Diagne dans l'enseignement professionnel di professeur Moutine aussi di ingénieur polytechnicien je pense que ni bëriwuñ les polytechniciens booy jël Sénégal bëriwuñ. Mohamed Bachir Diagne aussi tamit di professeur di diplômé Talla Gueye moom ku ko xam ni moom expérience politique si moom la yamee ñu teg si Mor Samb muy expert en gestion de projet dëkk fële sa Bangaaj Samb Serigne Bassirou Diouf yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko
yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko ñoom Astou Thiaw di étudiante aussi madame Samb ànd ak femme leader yëpp aussi tamit ñoom ñëpp si équipe bi la Moussa Ka Pape El Hadj Moussa Gueye ak comment dirais-je Saliou Gueye ñoom ñëpp ñoo ngi si équipe bi je pense que ni war nañ ñu jàll parce que aussi tamit buñ la waxee ni la kii buñ ko falee kii moo war a doon maire waru ñoo yem si loolu war nañ laa wax ni la ñii lay àndal boo leen ko joxee liggéey bi loolu daf si am solo ba ku nekk xool ba xam ñooña ñu jub lañ wala ñu jubul lañ wala ñu am xam-xam man nag li ma yor wóolu naa ko moo tax ma ni ko dàng ñi ma àndal ku bëgg na xool ñeneen ñi nag ku si ñimee na nga affiché ñi nga àndal population bi jugé. Première partie bi ñu njëkk a développé suñu programme muy promouvoir l'éthique et la bonne gouvernance mooy maanaam yorin wu sell yorin wu leer yorin wu wér. yorin woowu nag loolu day jàll si te ni ma defee programme bi boo ko gisee à chaque fois bu may ñëw man bëgguma rek di wax loo xamante ni kenn vérifié ko wala loo xamante ni ku ko xool dina la xeeb si niveau xam-xam moo tax programme bi plan biñ ko defaree booy dañ naan la lii mooy constat maanaam liñ fi fekk lii mooy les objectifs li ñu bëgg a def lii les moyens maanaam li ñu bëgg a def fan lañ koo jëlee je pense que ni yéen ñëpp fi commune bi toll si loo xamante ni kenn xamul lu muy demee si affaire yu luubal njuuj njaaj tey gisoon ngeen fi ay scandale ñu ni woon ñu xëy ni cëpp ni lay ni dañoo am benn zone intégrée zone économique intégrée plus de 600 hectares ñu bëgg koo jël si commune Thiénaba maire bi fi nekk bëggoon koo def ak ñeneen je pense que ni candidat yi fi nekk sax am na si koo xamante ni bokkoon na si lobby boobu bokkoon na si njuuj njaaj jooju dinañ si ñëwaat incha allah si kanam. gis nañ fi côté Ngomeen aussi tamit ñu ñëw bëgg a jël seen suuf te teguñu ko fenn gis nañ fi aussi tamit kuy jaar fii wetu kay rek gis nga ay chinois une entreprise étrangère ñu jox leen fi ay hectares yoo xamante ni te je pense que ni amul kenn ku dëkk Thiénaba ku la mën a wax ni la lii la ñuy jariñ Thiénaba wala lii lañ fay liggéey wala lii la ñuy retourner au niveau de askan wi. gis nañ fi aussi tamit ay nit ñoo xamante ni parce que ànduñu ak li maire di def rek ñu écarté leen li may njëkk a commencé mooy les adjoints au maire ki topp si maire ak ki si toppoon ñoom ñëpp dañ leen a écarté ñii ñu kii leen. ñu ni ñun nag suñuy yorin dañ koo bëgg a basé si dëgg dañ ko bëgg a basé si leeral nag xam nga nit moom bu dee li ngay def luusul bu dee li ngay def amuloo si ragal man nga di joxe ay information mais koo gis ñu laaj ko si li nga yor mu ni kii damaa yab rek xamal ni kooku ab luubalkat la ñun nag bëgguñoo doon ay luubalkat moo tax bu ñu ñëwee li ñuy def pour que population bi xam ni amul lenn lu lëndëm si li ñuy def mooy at mu jot dinañ woote benn réunion bu mag boo xamante ni population commune bi yëpp lañ ci woo bu ñu ñëwee at moomu dinañ leen ni ñaata du yem ak ko xam nga dina am chaque année conseil municipal buy wax loolu mais ñun duñu yem si conseillers municipaux yi rek dañuy woo askan wi yëpp aussi tamit ñu ñëw ñu def ko audience publique si audience publique bi nag dinañ wax population bi ni leen ñaata dërëm moo dugg si commune bi at mi ñaata dërëm moo génn si commune bi at mi dërëm bu si génn ñu ni leen lii tax mu génn mètre carré boo xamante ni def nañ ko fi délibération dinañ ni la ñaata mètre carré lañ délibéré kañ ko délibéréel diw la bañ ko délibéréel lii ak lii la fa def est-ce que li mu waroon a méngoo ak yoon mu def ko booba tamit def nañ ko dinañ bëgg nañ ko mu leeral parce que aussi tamit dafa am loo xamante ni dafa bokk ci acte 3 de la décentralisation mooy commune bi nit lu sa mbubu oyof tey war ngaa mën a xëy dem sa mairie ba bu dee am na loo xamante ni leeru la ñun nag bu ñu yàlla dénkoon tey ak nit lu mbubam oyof bu ñëwee soxla information ak si lu mu mën a demee dinañ ni ko lii ak lii nii la demee te lu koy yomb lay doon en fait man naa nag yéen xam ngeen li fi nekk tey ku bëggoon a dem di laaj gaa yi suufu Ngomeen seek délibération yi lan lañ lay tontu. La santé xam nga dafa am loo xamante ni lu wér-gi-yaram la lu ama solo si muy wér-gi-yaram mënuñoo wax développement nag te nit ñi amuñu mënuñoo faju moo tax secteur u santé Thiénaba dafa doy waar boo xamante ni dafa maanaam dama koy rus a xool sax parce que tey boo gisee tey norme OMS muy organisation mondiale de la santé ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer tout ce qui est question de santé dañ la wax ni la à partir de 5000 habitants maanaam dëkk boo xamante ni presque mën na juróomi junni nit
à partir de juróomi junni nit dëkk boobu war naa mën a am un médecin am un centre de santé. di dem ba Thiès da ngay yem fii si Thiénaba dox ndànk bu la neexee sax nga jëg cag-cag parce que cag-cag yaa ngi fi léegi yomb na jël sa cag-cag dem fee ndànk ñu faj la liñ la war a fajee doo fi dem Thiès doo dem feneen pour jéem a faju ji. am na yeneen aussi tamit yeneen poste de santé yi muy yeneen poste de santé yi nga xamante ni moo nekk Bangaaj Samb nekk Jaayaan nekk Kër Yaaba Diop aussi tamit dinañ jéem a réfectionné dinañ ko réfectionné waat buñ ko réfectionné waat aussi dinañ ko comment dire dinañ fa yóbbu ay matériel ba ku fa dem xam ne lii bureau bu fajukaayu nit la. yeneen case de santé yi aussi tamit yi nekk fépp mu mel ni Kayre lu mel ni Dal Jàmm Jaayaan ak yeneen yëpp bëgg nañ daal bu ñu ñëwee moderniser ko ñun daal li ñu bëgg mooy nit ku ne fa nga nekk doo dox 1 kilomètre te jotoo case de santé wala jotoo poste de santé lu mu bu gënee sori ba sori nga mën a ñëw Thiénaba fekk fi centre de santé bu mag. loolu nag ab xaalis moo koy defar xam nga waxi neen kese dafa yomb parfois mais boo leen parce que gars yi nag dégg naa waaju dem fële Dal Jàmm bërki dem mu naan am naa financement 200 millions balaa campagne bee commencé dinaa commencé moi je pense que ni xale yi ñoo daan naxaate noonu waaye magum jëm toog di wax loo xamante ni yow li ngay wax sax gëmoo ko doy na waar ñun nag dañoo bëgg lu ñuy wax lépp ñu am fuñ ko teg parce que boo gisee def nañ le constat liñ fi fekk nos objectifs lu ñu bëgg a def da ngay gis fii si suuf les moyens yi nag moyens commune bu ñu jëlee commune bu mel ni Thiénaba bëriwul ay moyens man nee naa gars yi bu doon Thiénaba budget commune yu Thiénaba rek moo taxoon may taxaw naan du ñiy xëccoo maire man du ma si bokk parce que xam naa ni 200 millions la te 200 millions yi waa ji chaque année nee na ñaar téeméeri millions la ñaar téeméeri millions yi nag je pense que ni waa ji nee na chaque année benn téeméeri million bi si boppam maanaam buy dem Thiès si la jënd gasoil nee na matériel ya muy def si bureau bi je pense que ni sax xawma lan parce que bureau bu amul ordinateur amul bic amul feuille moom xawma ban matériel moo fay dem nee na si yooyu nee nañ si yooyu la ñuy def yenn 100 millions yi bu doon commune Thiénaba budget bi moo tax ñu koy jël ñun duñ ko jël parce que xam naa ni budget wu commune Thiénaba 100 millions mënul dara donc moo tax nag ñu basé suñu lu bëree sur des partenariats. Il y a beaucoup de partenaires qui appuient yoo xamante ni dañuy appuyer collectivité territoriale yi si côté santé dinañ ko dem wuti ji fu mu nekk si àdduna bi mais aussi yamul si loolu y a des programmes de l'État du Sénégal parce que nag état bi dafa am ay programmes yoo xamante ni tey Sénégal ñëpp am problème mu santé donc nit ñi dañ koy jiiroo boobu nag da nga ko war a basé aussi si xam-xam mais suñu commune bi je pense que ni suñu maire bi xamul il a pas les capacités techniques ni intellectuelles pour aller dem xëcc fa ñeneen ñi di xëccee moo tax ñun dinañ basé aussi sur les programmes de l'État du Sénégal comme sur le programme d'État comme le plan national de développement sanitaire et social boo xamante ni 2019 la 2028 loolu dinañ si basé aussi. dinañ basé aussi tamit si li nga xamante ni dañ koo am te beneen commune amu ko muy Baye Cheikhou Thiénaba tey jii bu ma defaroon benn projet boo xamante ni bu mucc ayib lépp luy xam-xam ma def ko si ba nga xam ni kaddu kilifa rek a si waaj gëm naa ni bu ma demee si Baye Cheikhou Thiénaba ni ko sëñ bi hôpital bii laa bëgg a def Thiénaba sa kaddu bu si jógee rek bu ñu àndee dina dox da koy def sans sikki sàkk parce que luy doxal Thiénaba rek moo ko ñor dinañ appuyé wu aussi si doole Baye Cheikhou Thiénaba pour que lii ñu bëgg aussi tamit ñu def ko. am na leneen aussi tamit lu ñuy wax ñu fa war a jëlee xaalis dafa am lu ñuy wax responsabilité sociétale d'entreprise maanaam bépp entreprise boo xamante ni installé wu na si commune Thiénaba war naa amal njariñ war naa def loo xamante ni day retourner waat directement si population boobu maanaam amal leen njariñ par exemple tey chinois yi nekk fële na le mënoon nañ ñoo defal école Kayre ñu clôturer école bi yëpp case de santé wu Kayre ñu defal case de santé ba def ko poste de santé wala dara mais defuñu ko mais nag gëm naa ni du su ñoom si ñi leen joxoon contrat bi la parce que gars yi parfois bu ñu négocier contrat au lieu que ñu wax entreprise bi amal njariñ askan wi ñoom dañuy préférer nga jox leen dara ñu damm ko seen poste. ñun aussi seetloo première page yi d'abord bi mu rombee ci biographie bi dafa ñëw ci éthique maanaam li nga xam ni nit daf ko war a am
am lu mu war a jomb pour buñ la joxee nga bañ a jaawale sa poste ak poste askan bi. biñ ci jógee ñu ñëw ci santé donc def na résumé bu am solo ci santé ndax ku nekk xam na ni wér-gu-yaram bu amul dara du mën a dox si àdduna mais nag dañuy ñëw ci 3e point focal bi ñu koy wax éducation. éducation mooy mbirum njàng ak njàngale te suñ ko waxee ku nekk xam na ni même diine ji ñu nekk wala àdduna lépp lu koy doxal xam-xam mënu ca ñàkk donc su fekkee mën nañ toog ci benn zone ñu jàpp ni nit mën na bañ a am njàng ba pare mën a doxal loolu dafa yéeme ndax mus naa dégg benn góor wax ni ku dul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su nee jàngul rek aw xas lay doon ci moom ndax li tax moom jàngut yàlla dafa amoon lu mu ci naroon ngir mën a expliquer ñoom seq loolu. donc ci wàllu éducation d'abord comme ni mu ko defee rek priorité mooy loo xam ni keñoo la lu ñu war a taxawal la pour yëf ya mën a dox liñ ci njëkk a def rek mooy d'abord résumé constat yi ku nekk xam na ni par rapport ak constat yi 3 points yi ci def mooy école surtout les écoles élémentaires ndax acte 3 de la décentralisation dafa jox les maires ñu war a gérer les écoles élémentaires te école élémentaire yooyu mooy li ñuy wax daara yu suufe yi dañu gis ni boo defee le parcours boo wëree commune Thiénaba da ngay seetlu ni école yu ci ëpp clôturé wuñu leen maanaam ay mur de clôture wóoruñu leen te loolu su amulee suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu rakk yi dañuy nekk en danger ndax lu nekk mën na envahir dugg ci école yi ñu seetlu ni boo seetloo la majeure partie des écoles n'ont pas été clôturées dafay wane ni donc ab constat la te lii kat kenn mënu ko def te wàccoo ci terrain bi donc école élémentaire yu ci ëpp kenn amuñu ay mur de clôture beneen bi ci topp abri provisoire yi maanaam boo demee man fi ma dëkk rek cawaare boo fa demoon da ngay gis ni xale yi dañ leen defal ay mbaar ndeysaan bu seddee ñu wut genre sàkket jël ay xottu saaku jéem leen ko wërale pour sedd bi bañ leen sonal te loolu ni mu amee fii boo sillonné zone nord di nga xam ni bari na fa ay classes yu fa nekk keroog biñ demee Kell Gueye aussi directeur bi wax na ko ni la majeure partie école élémentaire yi nekk ci commune Thiénaba dañoo am ay problème mu abri provisoire donc 3e point bi mooy manque de salle yi loolu moom ñëpp ko constaté daanaka bu dul école Thiénaba jafe na nga dem ci yeneen école élémentaire yi te amul li ñu tuddee multigrade mooy de benn jàngalekat day yor ñaari classe CI/CP keneen jël CP C1 keneen jël C1 CM2 loolu lu fi yaatu la même directeur d'école yi sax ñu ci ëpp jamono yi may wax ak yow dañoo fermer seeni porte directoire di dugg ci biir classe yi di jàngale te loolu li ko waral lépp mooy maanaam li waroon am su amoon problème boobu du posé wu xam naa Khalifa résumé woon na ko mais dinañ ci gën a ñëw donc par rapport ak manque de fourniture yi donc manque de fourniture scolaire moom buñ ko waxee ci programme mu yeeyu askan wi preuve bi dafay yomb ndax Khalifa le candidat daf daan jël ay fourniture di yóbbu ci école yi di jël ay rame de papier di fa yóbbu donc loolu aussi dafay wane ni école yi te aussi dafay lié directement ak niveau de vie bi population bi dund ndax population bu fekkee mënuñu seen bopp ndax ku tal lijjanti kilo ceeb ak wala diwlin dina ko jafe lool muy fournir ay njabootam li ñu war a soxla donc bu ñëwee ci wàllu enseignement supérieur bi logement yi pour nos étudiants loolu moom ñun ñii nga xam ni def nañ juróom-ñaari at université xam nañ ci lu bëree bëri étudiants yi bu ñu demee université boo seetloo même le maire de Ngoundiane bi nekk tout près waxuma nag yeneen maire yi ku ci nekk jéem na lijjanti ci ay pexeem ba étudiants yi nekk université bu Dakar mu jéem leen wutal benn bâtiment bu R+3 wala R+4 taax moo xam ni ay étudiants dañ cay loger mu leen di dimbali ci wàllu payoor bi mais yaakaar naa jamono ya ma fa nekk ba ni ma fa jógee 2013 déggaguma ñu ni jël nañ fa benn bâtiment entier la waxuma ñaari nekk wala ñett yu maire bi jëlal boppam en charge di ko fayal étudiants yi beneen bi topp mooy subvention yi municipalité ci ressortissant pour la municipalité des étudiants aussi foofu tamit étudiants yi dañ ko yàgg di jooy mooy li nga xam ni day génne ci keesu municipalité bi ñu koy jox étudiants yi est-ce que loolu mën na satisfaire étudiants yi ñun je me rappelle jamono yi ñu fay nekk maa ngi ciy sant sëñ sëñ Aada ak ku ci mel ñi ngi ko seqaloon ñooñu dañu marqué woon suñ période ndax jamono ju nekk dañ daan ñëw ji ñu defal ay don de ticket yi mooy fanweer nga añ fanweer nga reer fukk ak juróom nga ndékki dañ daan ñëw di ñu ko may jamono yooyu suñ la mayee 500 francs rek presque mën na assurer sa journée donc ñuy wax ni
par rapport ak loolu yaakaar naa ay étudiants ñi ngi fi ñun tamit jaaroon nañ ñu fa kenn du ñu jàngal université loolu incha allah monsieur le maire ñi ngi koy ñaan bis boo demee ba toog na nga ko def ci say priorité xam naa ne sax priorité mais nañ ko def sur priorité ndax ab commune mënta avancer te bariwul ay boromi xam-xam donc difficulté des orientations pour le niveau bachelier foofu tamit problème bi ci gën a posé wu mooy outil informatique bi ñun zone bi ñu yaroo dañ ñu cee tatagalul bañ nekk mag ndax da ngay gis ko am bac léegi ñun la pour ñu orienter la da ngay war a dem campus seen nga bind say kii comment dirais-je say orientation selon ay filières selon ay université aussi mais demande yi dafay varier da ngay gis ndeysaan xale boo xam ni su fekkul amul koo ci orienté presque mën na dem ba mu jàll te mën nañ ko bañ a orienté surtout cas bi ma ci gis ren cas bu palpable la ndax gis naa le maire Khalifa biñ ci tolloo accompagné na xale yi je pense que pendant 2 jours di ànd ak ñoom di leen woon lan la ñuy bindee orientation yi ba ñu ci bari yàlla def na ni orienté nañ leen donc beneen bi des mooy problème d'insertion professionnelle pour les diplômés aussi loolu problème bu sérieux la ndax li mu sérieux mooy soo duggoon ci kër yi nga wër kër goo dugg rek peut-être di nga fa dégg xale bu ne la am naa diplôme tel am naa diplôme tel am naa diplôme tel mais bu relation amul ndax ku nekk xam na ne Sénégal dëkk la boo xam ne relation rek moo koy doxal su fekkee amoon di jaay tante wala bàjjen bu la ci mën a jàppale mën nga dajale tous les diplômes du monde mais pour nga am xëy dafay jafe te boo seetloo Sénégal concours yi yëpp a seere donc foofu aussi war nañ jéem a def ay pexe à travers relation parce que tin su fi nekkee ingénieur ci domaine am Dieye nekk fi Khalifa nekk fi et cetera Baye Birane nekk fi madame Samb ku ci nekk du ñàkk ni am na ay relations yu ko mën a permettre mu insérer fa ay nit donc loolu jeune diplômés yi toujours aussi ñu ngi leen di ñaan par rapport ak loolu même su fekkee jëlaguñ sax mairie bi nañu gën a approcher seen anciens yi ndax seen anciens yi bu ñu leen jigee à travers relations yi ñu am mun nañ leen dimbali ci wàllu boobu beneen constat bi mooy daara yi xam nga ku nekk Khalifa ci début présentation wax na ko ñun ñi nga xam ne dañoo juddoo ci commune bi ku ci nekk xam nga ni boo xasee am juróom-benni at jëm juróom-ñaari at premier objectif say parents mooy yóbbu la ci daara yi nga nekk ci daara yi soit nga continuer fa wala nga dem ba benn moment ngay alterner daara ak école donc loolu ñun dafa bokk ci ñun bokk gi mu bokk ci ñun nag moo tax ñu bëgg ko def priorité xam naa su tin défilé tuuti di ngeen gis maanaam fi ñu bëgg a jëlee point A bi ñu bëgg a jëlee daara yi yóbbu ko ci point B mooy fexe ba ku dem ci daara ren 2022 bi su jeexee d'ici 2023 jëm 2025 di nga gis ni dina am changement bu rëy xam naa def ci yegseegul mais mun nañ arrêter fii pour le moment mais gis nañ ni daal fas nañ yéene jëlee daara yi ci classe classique bi mu nekkoon yóbbu ko ci classe bu moderne c'est-à-dire modernisation des daara yi ñuy wax waxuñu nag modernisation des daara dugal ca leneen waaye fexe ba xale yi ñu am outil informatique parce que toujours biñ demee ci daara dañ koy expliquer sëriñ daara yi aussi foofu damay profiter pour def résumé bi ndax sëriñ daara yi bari na ci ñoo xam ni soo waxee wàllu informatique wala wàllu langue française dañ ci am problème ñu ni nag bokk na ci programme bi naka la ñuy def ba former leen ñoom sëriñu daara yi ba léegi rek dégg naa yaakaar naa sëñ Jooy mi ngi koy wax mu ne xalif bi bu ko Macky Sall envoyé woon lettre moo koy liiral boppam mais je pense que noonu la sëriñu daara yi dañ ci jamono bii ñu toll àdduna bii ñu toll war nañ ko am lettre boo xam dañ ko bind en langue française jarul ngay woo sa doom wala ngay woo sa jarbaat da nga ko war a mën a lire te loolu li koy def mooy formation parce que àdduna loo gis formation la mu 1 mois 2 mois 3 mois bu ñu leen ci formé de mu am benn série bi rek loolu dinañ ko mën a régler beneen bi ci des aussi fan laa mun nga yëgtu waaw nous voulons que les enfants de la commune de Thiénaba waaw très bien beneen bi ci am solo mooy xale yi nga xam ni dañoo toll ci war a jàngi macha allah donc xale yi toll ci war a jàng loolu problème sérieux la problème bu sérieux bi mooy ñun am nañ chance peut-être am ay parents yoo xam ni xawoon nañ njaxlaf ci ñu dem déclarer ñu mais du ñàkk ci assistance bi ñu nekk fii wala faneen ñoo xam ni problème boobu dañ ko am problème bi ñu am mooy ndax loolu mi ba léegi jamono yi may wax ak yéen am nañ ci ay cas fii ci lycée bi xale yoo xam ni dañoo demoon defal leen jugement tribunal jugement bi baaxul ñu ñëw am entrée en sixième war a def BFEM te ci diggante bi dañoo war a changer seeni papier donc xale yi nga xam ni war nañoo am këyit premier objectif mooy dañoo bëgg incha allah ñëpp am kayit te objectif bi ñi ci gën a sonn sax Baye Birane mi xam na ko mooy ñi nekk zone nord da ngay gis koo xam ni soxnaam dafay mucc pour mu jugee zone nord ñëw ci commune Thiénaba mën na def ñaari fan
te lum gàtt mën na financer 5000 francs pour mën a am kayit alors que su dee man yaakaar naa du ma romb 300 francs ñu ni nag foofu fas nañ yéene def ce qu'on appelle informatisation kii bi fichier bi informatisation fichier bi mooy lan mooy fexe ba ki nekk Kell ki nekk Dal Jàmm ki nekk kër Amadou su demee ba soxnaam mucc automatiquement mun nañ def ay pexe ndax way xarale yi permettre na ko ñu mën a am information yi mu soxla ñu defal ko kayit gi retransmettre ko te du am problème beneen bi ci des tamit bi gënoon simple te Khalifa doon ko zone nord mooy képp koo xam ni sa soxna mucc na mun nañuy déplacer fichier bi par semaine c'est-à-dire altine bu nekk wala mardi bu nekk ñu jéem a dem foofu mais ñi fa am doom ñi nga xam dañ fa am ay disparu ñu jël leen municipalité bi mairie bi toog foofu ñun war a cacher ñu cacher leen ñu avancer ci leneen donc xam naa comme que temps bi daf ñu xaw a xoj faaw ñu gën a accélérer je pense beneen bi ci topp mooy mun nga avancer tuuti yaakaar naa foofu résumé woon naa ko donc fii dans les meilleures conditions pour accomplir donc beneen bi ci des mooy par rapport ak équipe yi nga xam ne ñoom ñoo yor yëf yi te léegi duggoon naa ci mooy ñu permettre leen li ñu war a xam ñu xam ko comme ça ndax ñun bu dee ci école française da ngay jàng ñun la amal maîtrise defal concours donc loolu temps bi muy jël donc fas yéene aussi ci sëriñu daara yi comme que seetlu nañ Thiénaba daara yi fi nekk bari na lool aussi sëriñu daara yooyu ñu mettre leen ci conditions yoo xam ni ñu leen mën a former par rapport ak loolu pour ñu mën a réaliser li ñu bëgg donc je pense que même mën naa bu ma avancer tuuti ci zone nord bi donc très bien pour les collèges accompagner lycée de construction de locaux très bien surtout pour village u Bagaj dañu seetlu ni su ma juumul école élémentaire bi moom moo héberger le CM yaakaar naa loolu la léegi école élémentaire bu ñu déglu tuuti su fekkee dafa héberger maanaam dafa moo boot CM bi boobu mu boot CM bi nag loolu problème la te mënut a continuer te keroog ñi ngi laajte est-ce que zone nord am na benn CM à part Bangaaj xale yi dañuy jóge fu sori ñi dañuy obligé dem Njaxate ñi obligé dem ci yeneen dëkk ñu ni nag jaadu na te loolu daf di farata le minimum mooy zone nord am benn CM boo xam ni digne de son nom mooy CM boo xam ni xale yi dina am ay salle mais am ay professeurs yoo xam ni dinañ leen mën a jàngal surtout nag la cëpp solo mooy kenn waratul ni damaa nekk ci zone bi wala damaa nekk zone bi ba waratoo am outil informatique jamono ñu toll ñëpp ko raam donc incha allah yeeyu askan wi seen programme bëgg nañ defar fa benn CM wala mu nekk lycée digne de son nom boo xam ne xale yi dëkk ci gox-goxaan yëpp dinañ mën a continuer seenum njàng foofu te du am problème. collège de proximité donc mooy li ma waxoon léegi par rapport ak yenn dëkk yi rek faaw ñu jéem a xool ndaka la ñuy def buñ xoolee comme Thiénaba gaar ni mu polarisé yenn dëkk yi ni ñu ko wëree xale yi jógee fu nekk ñu def ko la même chose ci zone nord aussi accéléré ci zone boobu ba xale yi ñoom tamit ñu mën a ñëw yaakaar naa loolu moo nekkoon lépp solo ci éducation su ko defee ñu ko. waaw si éducation bi je pense que ni Ngouda ni mu ko présenté je pense que ni même sax man mënuma ko parce que présentation bi am na solo lool mais dafa am benn volet bu important muy volet bi nga xamante ni mooy l'orientation et l'insertion Ngouda wax na ko léegi il faut ma ñëwaat si. surtout l'insertion professionnelle moo tax ma ni dans le programme dafa am benn partie boo xamante ni dama ko tuddee FEC muy fédération des élèves étudiants et cadres ressortissants de la commune de Thiénaba parce que li ma noté fii mooy aussi tamit da ngay gis Thiénaba koo xamante ni day jàng ba am bac+5 dem sa garab ga toog di naan ataaya ma ni nag il faut que ñu def benn cadre boo xamante ni ñun dañ ciy boole ñi war a dem université déwén ñi génn université ak ñi génn université bay liggéey bu boobaa bu dee Khalifa Ndiaye par exemple moo ngi si benn entreprise boo xamante ni moo ngi wër loo xamante ni doomi Thiénaba mën na ko parce que rencontre yi ñuy def dañoo bëgg at mu jot ñu daje bu ko doomi Thiénaba mane dina xam ni am naa sama doom même chose la amul lenn loo xamante ni ab tali la bëgg nañ faa def aussi tamit foofu benn piste rurale donc boo defee ñetti piste rurale yooyu nga xamante ni c'est obligatoire je pense que ni commune bi léegi day doon benn dëkk dootul mbir mi dootul sorante mu introduire mu ñëw sur favoriser une véritable économie sociale et solidaire de la commune mooy li jëm si moom jigéen ñi ñooy gën a xam lan moo jëm si marché yeeg yooyu noonu Mame Diop ma jox la kàddu gi nga ñëw kon. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan yàlla Serigne Bassirou Diouf yàlla na xippee ca àjjanay firdaws si gën a kawe bi jaay Seydou Wujud sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem jullit bu mu fa fekk. ñuy ñaan yàlla tam gént gi mu doon gént yal nañu yàlla may ñu réaliser gént gi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñuy nuyu suñu maire
Ibrahima Khalifa Ndiaye ñoo ngi nuyu sa waajur yi ci kër gi tamit ñu nuyu mbokk yëpp ak xarit yi di la wax lii moom c'est une première lii moom c'est une première man loolu laa njëkk a wax ci histoire Thiénaba lii moom histoire retiendra lu ñu war a bind la tam ci dictionnaire yi parce que lii musul am lii rek macha allah yal na yàlla laf cat ñun jigéen ñi nag bu ngeen ñu woowee point moom ci affaire marché yi ah loolu moom defe naa ne mooy suñu feebar principal ndax barki démb bi ñuy porte à porte am na ku ñu duggoon këram mu ne dafa musoon a am gan gi laaj ko ndax marché Thiénaba bi ndax poulailler la kon xam nga xas foofu la mën a yem ci dëkk bu toll ni Thiénaba ma ne ko dëkk bu toll ni Thiénaba amuñu marché nduggeekaay amuñu marché hebdomadaire muy luuma normalement Thiénaba dafa war a am marché central bu mag boo xam ne day am poissonnerie am fu ñuy jaayee ginaar yàpp tout ça mais franchement xoola fii boo amee gan bëgg ndawal li ngay daj xoola boo amee gan bëgg ginaar li ngay daj waxuma la nag légume diggante Thiès ak Thiénaba c'est 11 kilomètres pas 12 kilomètres mais xoola fii Thiénaba suñu la jaayee légume seer na seeraay bi nga xamante ne man chaque jour moo fi ñëwee damay yéemu si yàlla suñu borom mais suñu yàlla dimbalee ñu fal suñu maire bu ñaawul bi defe naa ne programme bi marché bii du marché bu ndaw kii marché central la boo xam ne dina couvrir commune bi yëpp mu nekk marché central bu mucc ayib boo xam ni dinañ ci sukkandiku mën a it créer marché hebdomadaire muy luuma parce que dëkk bu toll ni Thiénaba vraiment amul luuma c'est honteux Thiénaba Seck amul marché Thiénaba Gare amul marché waxuma nag village yi ñu wër loolu defet moom foofu la mën a yem si ñun jigéen ñi vraiment lii moom ah yal na yàlla laf cat lii daal yal na yàlla may ñu réaliser daal gént gi lii daal moom buñ ko amee moom dootuñu waxati dara Ndiaye Diatta waaw mais parce que moom li fi nekk ci coono marché moom mënuñu wax lépp sax xëy na rek comme guddi na te temps bi bariwul ma ne woon naa ci dugg rek kii ci loolu. waa kay Ndiaye merci jërëjëf parce que nag lu am solo la dëkk bu toll ni Thiénaba amul marché hebdomadaire yeneen communes yi nga xamante ni comprendre nañ le système boo demee de commune Ngoundiane tey dañoo créer par la force marché hebdomadaire parce que xam na lan lay wàccewaat si biir commune bi donc moo tax ñun nag bëgg nañoo def bu ñu ñëwee def benn marché central bu mag de la commune de Thiénaba mais aussi tamit marché hebdomadaire ñu def ko fi ba nga xamante ni le samedi fu mu jotee Sénégal yëpp dinañ daw jëm Thiénaba mais effectivement tey dans le domaine sportif boo jëlee commune de Thiénaba féppay metti xale yi gisuñu seen bopp c'est sport bi alors que sport compétence transférée la li nga xamante ni yow état da ko dindi gàddu def ko si loosu maire si la bokk li ñu gis nag mooy amul benn infrastructure presque boo demee si terrain wu Thiénaba comme fu gàddug béy rek fu terrain bi amul lenn loo xamante ni loo xamante ni amul turbine amul dara ay grille de protection lañ ñu fa defal loo xamante ni matul 5 millions ñu ni ñu 23 millions la boo demee tey dëkk bu mel ni Jaayaan population bi jeunes yi ñoo dajale seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm indi ko teg ko daan ni dañuy defar seen stade de football boo demee stade Bangaaj maanaam ab pàkk boo xamante ni dañ faa def 4 murs rek côté bii mur côté bii mur côté bii mur donc ñu ni ñun nag bu ñu ñëwee bëgg nañoo def benn politique sportive digne de ce nom li ñu njëkk a def mooy le stade de Thiénaba la dinañ fexe ba dinañ fi def tribune boo xamante ni ku fa duggati di nga xam ne fii du ab course du fa ay fas di course du làmb mais stade de football la dinañ fa def aussi tamit terrain de basket parce que aussi tamit ni nit ñi di basketee noonu la ñuy footballé te Thiénaba amoon na terrain de basket léegi gisatuñ ko loolu bëgg nañ ko aussi tamit stade Jaayaan aussi tamit je pense que ni ñu waa Thiénaba di jouer noonu la waa Jaayaan di jouer jeunes yi commencé woon nañ di dajale seen xaalis dinañ waxtaan ak ñoom continuer chantier boobu noonu parce que mairie moo war a tabax infrastructure de sport dinañ ko defar Bangaaj aussi tamit mérité nañ am tribune mérité nañ terrain ba ñu aménagé ko parce que terrain ba baaxul aussi tamit vu côté culture sport aussi bëgg nañ ci apporter loolu mais côté culture aussi côté sport aussi tamit Thiénaba dafa bëri des jeunes talents ay jeunes yoo xamante ni kuñ ci jàppale nga doon professionnel buñ ñëwee nag en collaboration avec association sportive yi nekk si dëkk bi association des jeunes dinañ def benn équipe
municipal boo xamante ni équipe professionnelle lañ doon dinañ leen accompagner pour que ñuy compétir pourquoi pas demain Thiénaba ASC Thiénaba di jouer première division pourquoi pas ñu produire ay joueurs yoo xamante ni ay international lañ loolu aussi tamit ñu gis école football yi aussi tamit boolewuñ leen ci programme bi ñun aussi bëgg nañ leen a inclure jàppale leen defal leen ay subventions loolu aussi tamit bëgg nañ ko ci kii bi quoi. je pense que mën nañ dem sauter le volet social yenn volet yi dem sur parce que c'est extrêmement long le programme c'est plus de 40 pages bu ñu ko bëggee topp fi la ñuy fanaan ñu def les points saillants rek le reste ñu partager ko nit ñi mën koo xool je pense que am na beneen point bu am solo boo xamante ni je tenais vraiment à le présenter je pense que ça va développement bi c'est très important il faut que ma wax ci en fait développement de la coopération internationale tey jii boo gisee communes yi la ëpp doole ci àdduna bi ñaari commune la kii mooy ki nga xamante ne moo la ëpp ay ressources maanaam mën na di am ay patente ak ay juuti yu muy dagg ak ay affaires yooyu entreprise yu fay ay taxes keneen ki mooy ki la mën a wutale di partenariat ñun nag bëgg nañ bu ñu joxee fépp foo xamante ni partenaire la beneen maire bu nekk ci àdduna bi wala mu nekk ca Sénégal di ko dem di wuti ji dinañ ko wuti ji dinañ fexe aussi tamit parce que c'était suñu objectif la fexe ba wut 10 villes yoo xamante ni ay villes partenaires la ñuy doon bu ko defee kii dinañu jàppale ci santé kii jàppale ñu ci sport kii jàppale ñu ci éducation kii jàppale ñu dans la formation et cetera loolu bëgg nañu te wax nañ leen ne nag adduna bi fi mu ne nii fi mu toll adduna bi fi mu toll chance la nga am maire boo xamante ni am na une ouverture internationale mais boo jëlee nit koo xamante ni vraiment bu doon dem Dakar dina sonn wala tey jii buy dem bu doon tukki sax entrée ak sortie waru koo xam mais kooku vraiment nan la lay indilee ay partenaires doy na waar quoi donc volet bi c'est un volet boo xamante ni très important moom moo tax suñu politique suñu programme li si ëpp doole sur le volet partenariat si lañ ko basé wu. ça c'est un problème boo xamante ni c'est très important muy solution durable pour les problèmes d'accès à l'eau man fi mu ne nii bu may dox sax da ngeen may yërëm ndax root ay butéel dañoo roota bay sot ndox mi rootum ndox mi metti na loo xamante ni mais man li ma si gën a jaaxal du métti rek parce que booy xool ëpp na juróomi at di jëm si kaw du métti yi rek moo ma si gën a jaaxal mais li ma si gën a jaaxal dëgg mooy ñii fi nekk ñu fal leen maanaam amuñu benn xalaat boo xamante ni ñoo ngi koy jéem a xalaat ni problème mu ndox mi dinañ ko régler amuñu xalaat yooyu noonu jéemuñu ko sax te li ma jàpp mooy gis nga problème mu ndoxu Thiénaba centre surtout ñaari problème la premier problème bi mooy je pense que ni il faut que réseau hydraulique gu Thiénaba ñu changé ko parce que réseau bi biñ koy defar 83 booba man mii juddooguma ñu si bëri aussi tamit juddooguñ mais biñ koy defar 83 loo xamante ni nag jàppoon naa ni pour téeméeri kër la wala ñatt téeméeri kër tey junniy kër wala ñaari junniy kër ñoo koy partagé wu waaye yéen yaa xayti lu ñu waroon a séddale téeméeri nit nga séddale ko junniy nit mooy ñi sa ëpp du ñu am loolu nag bokk na si problème wu Thiénaba beneen problème bi mooy bu dee Thiénaba centre aussi tamit forage yi Thiénaba yi centre li mu gàddu attanu ko moo tax Thiénaba du ñu am ndox centre moo tax yeneen village yi nekk aux environs yëpp ñu branché leen si forage Thiénaba du ñu am ndox ñun nag jéem nañ see am solution boo xamante ni dañ see waxtaan ak ay experts waxtaan si ay boroomi xam-xam yoo xamante ni c'est des ingénieurs en hydraulique si wàllu ndox la leen yàlla jagale mesure bi ñuy njëkk a def ñun bu ñu ñëwee réseau Thiénaba yëpp mënuñoo changer lépp mais li ñu bëgg mooy réseau yi si gën a mag yi nga xamante ni mooy tuyau yu mag yi bu ñu ñëwee dinañ ko changer loolu mooy première mesure bi. deuxième mesure bi mooy di nga gis ñoo samay détracteurs yuy wax sax naan waaw forage construire des forages bokkul si compétence su maire effectivement xam naa ko moo tax ma def ko si document bi mais communes yi la gën a ambitieuse yëpp yi la gën a am ambition. yamuñu si li leen état déreeseel ni la nii dañuy wuti des partenaires yoo xamante ni mën nañu leen defal loo xamante ni c'est au-delà de leurs compétences communes yu bëri gis ngeen ko fi ñun nag si loolu la ñu bëgg a basé woo moo tax ma ni leen même bokkul si compétence su maire mais communes yi ëpp yi nga xamante ni ñoo gën a bëgg lu baax seen askan ñoo ngi koy def bu ñu ñëwee bëgg nañoo wut ñaari forage benn forage bi ñu def ko sur axe Thiénaba Gare jëm Mbadet mu yóbbaale Cawaare yóbbaale village yooyu yëpp yi nga xamante ni si lañ si branché bu ko defee Thiénaba Gare ak village yi nekk autour yëpp dañ leen di débranché si forage Thiénaba branché leen si forage boobu noonu bëgg nañ beneen aussi tamit si benn axe xay bëgg nañ fa am beneen forage bu ko defee xay
dëkk yi nga xamante ni Kër Matar Mbaabu dëkk yi nekk ginnaaw xay yëpp parce que dëkk baa ngi màgg jëm noonu dinañ leen branché leen si forage u xay comme ça xay dina am ndox dëkk yi ko wër yëpp dina am ndox Thiénaba Gare dina am ndox dëkk yi ko wër yëpp dina am ndox Thiénaba aussi tamit dina am ndox parce que forage bi li mu gàddu woon wàññi nañ ko mais aussi tamit réseau bi defaraat nañ ko ba incha allah ku fu neex ñun daal li ma leen di wax mooy buñ faloo ku mu neex nga wutaat chasse parce que boo ubbee sa chasse ndox mi dina wàcc parce que problème bu am bu kii la ñuy def quoi. les problèmes d'adduction d'eau aussi parce que bu ñu fàtte aussi tamit ni commune bi yemul Thiénaba y a beaucoup de villages yoo xamante ni ñoo ngi ci zone nord wala zone est dinañ def ay forage foofu aussi tamit def des adductions d'eau ba dëkk bu mu war a àgg man daal li ma bëgg mooy commune bu Thiénaba fépp ko fu dëkk nekk lu mu ndaw boo ubbee robinet ndox ñëw loolu daal laa bëgg muy problème mu ndox gars yi nag li ma gën a metti mooy problème bii buñ ko bàyyee problème mu ndox bi boo leen di def erreur bay def erreur ba fal koo xamante ni boppam sax mënulu boppam dara wala ngeen ka fal koo xamante ni juróom-ñaari at mu toog naan damaa foogoon nag ni ka la problème mu ndox bi day continuer ñun nag boo leen ñu falee incha allah lii du ay caaxaan boo leen ñu faloon incha allahu rabbi Thiénaba moom bu ñu duggee 2022 jëm 22 boo ubbee sa ndox sa robinet xel loolu lañ bëgg quoi. yaay kan man maay Pape Gueye zone nord laa jógee dëkk bu ñuy wax Kër Amadou Ndëri li sëñ Khalifa mi wax moom laay firndeel rek di ko dëggal quoi presque ñun zone nord problème mu ndox dañ koo am forage ba fa nekk di forage yu Diayane ak waa teg giñ ko jox man sama facture bu ma ko indaale woon fii ñu ngi fa def plus de 80 et quelques mille. facture ndox voilà saa yu ma koy fay damay dem ca siège ba damay xuloo ba tas chaque jour dañoo mujj ñun waa dëkk ba dañoo mobiliser wu ñun boole suñu déem ak suñu Dakar dikk benn teen bu nekk foofu ñu defaraat ko defar foofu benn satadoo moom la ñuy liggéeyee fi mu toll 4 bornes fontaine lañ def ca village bi keroog bi ñu wooyee maire di ko ci ñaan dimbal dane moom talul léegi Covid bi la talul leneen lii la wax mu ngi ci sama portable nii ma enregistré ñun ñu ngi dund loolu kon sëñ Babacar sëñ Khalifa Ndiaye bu dikkee wax loolu ñun vraiment zone nord ndax forage ba fa nekk dañ koo politiquer yow 22 villages yoo xam ne bokkuñu ci commune bi ñu dugal leen li mu yenu àttanu ko loolu fan lay amee ndox ah loolu fan lay amee ndox di neexal ay nit ay copains sama dëkk war naa kii bokkul ci commune bi ñu xëcc fu yóbbu indi woon nañ ko xay gii dañoo dagg tiwo bi ci mbayeen lañ ko dagge loolu ñun zone nord ñu ngi koy dund kon sëñ Khalifa Ndiaye bu indee programme bi vraiment ñun waa zone nord ñun ñi ko fi teewal fii ànd ak Baye Birane di ko jàppale Baye Birane nag dafa taxawoon ci loolu dugg ci askan wa teen bi ngeen fekk keroog ci jumaa Diayane ji Baye Birane mii moo ko gasaat ba defar ko noonu pour waa Diayane am ndox waaw kooku bu sëñ Khalifa Ndiaye ñëwee fii tey indi programme boobu mu yow dimbali nga ko yow kon ñu jàppalante ba suñu borom sottal lépp rek macha allah. jërëjëf Pape jërëjëf sëñ Pape Gueye lii nag mooy caaya ji fépp lay méttee si commune bi foo xëcc rek mu topp la léegi ñu dem si beneen point bu ñu bàyyee problème mu ndox bi ma dem si problème mu mbalit bi rek après ma tëj parce que moo ngi guddi problème mu mbalit bi tin mën nañ dem l'économie circulaire des déchets maanaam tey adduna bi fi mu toll l'économie circulaire des déchets maanaam ñu eggale rek jeex na presque l'économie circulaire des déchets maanaam fi adduna bi toll mbalit moom équipe bii fi nekk nag équipe municipale bii fi nekk je pense que ni bëgguma di leen wax sax mais équipe municipale bi ñoom boo yaakaar liñ yaakaar ni mooy gérer mbalit mooy gàddu mbalit mépp dem jal sa buntu dëkk ba pare di ngand lu naan oto mbalit yaa ngi nii alors que loolu du dara adduna bi dépassé na loolu moo tax ñun am nañ un programme bien solide boo xamante si wàllu mbalit bi la bu ñu ñëwee si wàllu mbalit bi première mesure bi ñuy def mooy renforcer auto ramassage d'ordures yi bëgg nañ ko renforcer mais buñ ko renforcer ba nga xamante ni oto mbalit bi dina jël mbalit yëpp si dëkk yi ñu terminer sur dina jël oto mbalit yi dina jël mbalit yëpp si dëkk bi buñ jëlee mbalit mi dootuñu ko jël si entrée dëkk bi xam nga ni man dama rus bu président de la république ñëwee Thiénaba jaar fee daan ni cëpp daan ni maire sa dëkk bi salte na de xam nga loolu ñaaw na loolu nag
mooy nit koo xamante ni liñ ko gàll xamu ko ñun nag buñ ñëwee liñ njëkk a def li ñuy def mooy renforcer oto mbalit yi. deuxième bi mooy mbalit mi trouvé nañ entreprise boo xamante ni gelé nañ ak ñoom tey jii bu ñu joxoon mairie bi ñoom ginnaaw suba dañuy xëy si entreprise boobu nag lu muy def mooy mbalit bi buñ ko jëlatee léegi ramassé ko si kër yi ñoom dañuy indi seen i conteneur teg buñ jëlee mbalit mi tegal leen lépp lu siy weñ dañ koy jël dugal si comment dire si conteneur. lépp luy caoutchouc nga xamante ni war nañ ko mën a recycler defaraat si ay paan defaraat si ay yeneen ñoom dañ koy jël jaayaat ko ñoom buñ ko jaayee loolu nag dañuy see am seen pourcentage parce que ñoo def liggéey bi mais aussi tamit li si ëpp solo li si ëpp doole commune bi ñoo koy jëlaat dañ koy versé waat si keesu commune gi mu jëmaat si askan wi aussi. am na beneen partie foofu aussi tamit parce que mbalitu Thiénaba ñëpp xam nañ li si gën a bëri suuf la suuf boobu nag entreprise bi daf koy composté waat defaat ko li ñuy wax engrais jaayaat ko donc mbalit dootul ca parce que Thiénaba aussi tamit feebar bi bëri na ñëpp a ngi sëqat te xamuñu lu ñuy sëqat mbalit ma ñuy jàll sa buntu dëkk ba la ñun nag trouvé nañ ci solution boo xamante ni dootuñu jàll mbalit mi nañ ko recycler dugalaat ko feneen xaalis bi di dugaat ci commune bi mbalit dootul am. waaw nga baal ma rek parce que dafa tudd mbalit ma nekk jigéen mu laal ma parce que dafa am programme bu ma doon liggéey te waa Thiénaba xamuñu ko muy plan international man maa fa doon def recyclage 2 ans ci mbalit mi ñu may fay par weer loolu waa Thiénaba mosuñu ko xam mbuus naax nooto école yëpp man maa formé élèves yi foofu ci recyclage les déchets ordures muy mbuus plastique yi am na lu mucc ayib luñ ci mën a liggéey ramassage des déchets vraiment loolu bu ñu tuddee mbalit man daf may excité parce que man sama kër amul mbalit parce que Ibrahima Khalifa bu ñu jëlee maire day am forum bu ñuy def pour comment on gérer les ordures à la maison première étape amuñu mbalit de mais ñun ñoo créé mbalit moo tax bu tuddee loolu dafa nekk sama domaine ndax man actrice de développement la daf may touché pour ñu wan leen ne Khalifa àndul ak ay naxa àndul ak ay waree ay borom xam-xam la àndal parce que damay liggéey ci foyer amélioré yi ñu dëkk village même fii sax damay defar ay puuru ban yu ñuy lakkee mburu di tafal ay foyer amélioré yi ñuy toggee foo waroon a toggee fukki matt mun nga toggee ñaari matt sinon mën nañu utiliser xottu gerte yi damay liggéey si loolu. aussi ci côté mbay mi damay liggéey ci domaine agricole bi muy le thé Sadam bu nga xam ne dama ko bëgg ñu koy defaree neefere nag ñu tudd ko thé Sadam nga xam ne du ñu laal produit chimique comme doomu niim yi moom laay traité la nématode pour la ñebbe les haricots kon kii dafa ànd ak ay borom xam-xam yoo xam dañoo dëkk ci dëkk bi vraiment juddoo ci dëkk bi yore xam-xam bu naturel ma bëgg nag ñu ñuy gérer mbalit avant ñuy wax mbalit loolu daf ma intéressé merci. merci beaucoup je pense que ni li may mujjee wax rek mooy am na yeneen yoo xamante ni yëpp mënuñu ko wax dañ koy bàyyi ci programme mais am na loo xamante ni pour Thiénaba la. am na loo xamante ni pour Thiénaba la parce que bu ñuy xool aussi tamit Thiénaba presque mooy le seul centre religieux boo xamante ni mooy seul centre religieux boo xamante ni dans le département de Thiès. mais tey amul lenn loo xamante ni boo jugee Thiès ba ni ngay duggee egsee Thiénaba boo jugee xombal ba ni ngay egsee Thiénaba amul lenn luy symboliser ni Thiénaba moo ngi fii amul lenn luy symboliser aussi ni dëkku diine moo ngi fii. ñun nag bëgg nañ bu ñu ñëwee incha allah en collaboration avec Serigne bi en collaboration avec le chef de village dinañ def boo wàccee péage ba rek fu lay indiqué xam ni Thiénaba nga jëm boo génnee xombal aussi tamit fu lay indiqué ni Thiénaba nga jëm entrée principale bi aussi tamit dinañ wan ba xam ni fii mooy dëkku Maam Ahmadou Ndak loolu aussi tamit bu ñu bëggee aussi dinañ ko def je pense que ni programme bi dafa gudd c'est plus de 40 pages lépp mënuma ko tas dañ koy partager ñeneen ñi waxtaan ko. képp ku yéene ñu falu du ma wax falu sax parce que ñi fi nekk ñoo naan falu parce que falu nguuru la mais képp ku yéene ñun ñu liggéeyal Thiénaba lii ñu wane fii waa Thiénaba jot si dootuñu am problème mu ndox dootuñu am problème mu santé dootuñu am problème mu mbalit bii mooy bu baax bi picc ma naaw jëm sa kaw mooy yeewee askan wi na ko ñëpp xàmmee ñi ñëw nañ ko jottali ñi ñëwul ñi fi nekk nañ ko jottali seen yaay yi jottali ko seen tante yi jottali ko seen sëriñ daara yi na law daal yeewi askan wi daal moo fas yéene yeewi Thiénaba noot gi nga xamante ni noot nañ ko salaamaaleykum